أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي استفى وصفى رحمة على الأمة الشافي الغمة سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله الأصفياء وصحبه الأوفياء ومن أقام بنهجه والنهجهم إلى يوم الوفاء mbokk ñu seetaan ci keppaaru Africa 7 dellusiwaat nañ ci keppaaru Africa 7 ñu koy amalee fii ci télé bi ci 17h ba 18h ci lundi ba vendredi di gërëm ñoom sil xarit ba ak ñoom daam ñi nga xam ne ñoom ñoo koy doxal altine bi ba alxames di leen nuyu nag fi ngeen mën a nekk góor ak jigéen mag ak ndaw ku sori ak ku jege yëpp waaye niñ koy faral di waxee jiital ci kilifa diine yi ñaanal leen yàlla liñ leen yaakaaree ci diine ji yaakaar ji bañ a tas teg ci kilifa aada yi ñaanal leen tamit liñ leen yaakaaree ci aada ji ba jiital leen yaakaar ji bañ a tas ci ñi leen jiital di ñaanal nag ñëpp ñu nekk situation rawat na ñi nekk ci ñu yore feebar ñoo xam ñi koy sooxaale moo xam ñu nekk ci hôpitaux yi di ñaanal di nuyu ñi nga xam ne ñoom la yàlla nattu ñu nekk ci prison yi yàlla na leen fa yàlla génne te bu leen yàlla nattooti lu tax ñu dellu fa ku waay am ku soxla bu waay am moo xam nu soxla mën a toll mën nga ko wax mënoo ko wax rëy na mag na yëpp bu dul mooy yàlla bu ca nekkul yàlla na ko yàlla fajal ñu ngi nuyu groupe bii di Africa 7 commencé ci directeur général buy Aline Ndiaye ñu koy nuyu ak personnel bi yëpp journaliste yi doyen Thierno Ka mu ngi nii ci plateau bi ak ñun jiite journaliste yi nekk fii yëpp góor ak jigéen technicien yi régie bi Babacar moo ci nekk ñi nekk ci caméra yi yëpp ñu ngi leen di nuyu soxna Khady mi nekk ci maquillage bi ñu ngi koy nuyu di nuyu waa plateau bi nag ñu ngi fiyaat comme ni ñu koy faral di defee soxna Fatima mi ngi koy faral di ànd Seyda Fatima Ba ñu bàyyee ko kàddu gi mu nuyu ñuy seetaan Africa 7 yëpp ci réew mi ak ci bitim réew comme mën ngeen ko am ci Facebook bi muy direct fu ngeen mën a toll mën a suivre waxtaan wi mën ngeen sax xëy na bind seeni laaj nga xam ne ëllëg dinañ ci mën a indi ay tontu soxna Fatima ñu jox la kàddu gi nga nuyoog ñi ñuy seetaan. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. aouzu billahi samil alim min ashaytan arrajim bismillahi rahmani rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wasalaatu wasalaam ala ashrafil xalq muhammad ibn abdallah sallallahu alayhi wa sallam. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. oustaz ginnaaw bu ñu sante yàlla subhanahu wa taala waaye nag di julli ci salma muhammad sallallahu alayhi wa sallam di leen nuyoo bi nga xamante ne mooy nuyoo islam di ñaan yàlla subhanahu wa taala li nga xamante ne mooy yërmandam yàlla na ko dotti ci suñu kaw waaye nag ñuy nuyu ki nga xamante ne mooy suñu directeur Aliou Ndiaye waaye nag ñuy jaajëfal ñi nga xamante ne ajjuma bi passé toogoon nañ fi muy taa ñoom Ndeye Fatou Fall te ñu doon waxtaanee ci li nga xamante ne mooy tam xarit bi ma bàyyi kàddu gi si kanam nit ñi nuyu ko ñu am fii ci plateau bi suñu gan gu màgg ci réew mi màgg ci taxawaayam nekk xale waaye yàlla baaxee ko dañ ko ay diplôme mu nekk ci service bu ñuy wax direction administration pénitentiaire yi nga xam ne ñoo yëngatu ci wàllu prison yi barakallahu muy inspecteur Idrissa Sow inspecteur damay dégg ngeen fal di wax mais respect ñu jox la kàddu gi ma wax ma nit mais respect ñu jox la kàddu gi nga nuyoog ñu ñuy seetaan ñu dugg ci point yi ñu war a waxtaanee ndax daf leen concerné moo tax tabarakallahu ñu indi la fi ñu lay bàyyee kàddu. waaw kay jërëjëf oustaz. bon boo ñu waxee mais respect dañ la naan repos. donc si suñu jargon. donc kon maa ngi lay wax repos. mais balaa may ñëw ci débat bi. may bëgg rek nuyoo di rafetlu kàddu yi di rafetlu tamit invitation bi ñu invité fii ci plateau keppaaru Africa 7 muy émission bu ñuy suivre bu ñu rafetlu mu nekk it tamit contexte bi nga xamante ni administration pénitentiaire ñu ci bëri bëgg nañ xam ne muy doxee ak nekkinu prison bi donc seen groupe bi di Africa 7 may ñu occasion ñu ñëw waxtaan ak sénégalais yi wax leen li xew ci prison yi ak ni ñuy yoree nit ñi fa nekk donc ci biir loolu tamit danga may ma nuyu public
sénégalais bi yëpp ak ñi nga xamante ne caabi féete na leen gannaaw ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy suivre di rafetlu tamit suñu toogaay fii ci ndigalu suñu directeur le colonel Jean Bertrand Bocandé moo ñu yebal fii moom it jëlee ndigal bi ci ministre bi donc tey gi rafet na balaa maa tàmbale kaddu yi remercier leen ndaxte ñun ci commandement la ñuy wéy voilà ñoo jël benn kaddu ci plateau yi donc il faut que ñu remercier leen jërëjëf Oustaz point boobu dama ci bëggoon taxaw rek moo tax mu koy mujjee ñu ngi di nuyu personnel am yëpp waaye jiital ko ci nuyoo bi mu joxal ñu ko ministre bi mooy DAP directeur administration pénitentiaire muy colonel Bertrand Bocandé ñu ngi koy nuyu bu baax di ko rafetlu di ko gërëm ci disponibilité bi ndax mënoon nañu joxal ngànt vendredi passé rek dañ laa waxtaan ak Fatima ñu xalaat ci waxtaan ci li jëm ci prison yi comme ñun nag yàlla def na suñu wàllu liggéey ci wàllu imaama jiite ak waxtaan ak nit ñi am nañ relation ak ñeen tuuti ñu exploiter relation boobu te mooy bind ngeen may ñu occasion ñu it yéen it liñ xalaat ci réew mi jàpp ne war nañ ko mën a participer ci média bi ñu nekk ngeen ubbil ñu bunt boobu nangul ñu invitation bi directeur mooy colonel ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu nag personnel ba yépp su ma tuddee sax mën naa juum comment ñu yóbbante la nuyoo ci inspecteur Samba Diouf yóbbante la nuyoo ci inspecteur Seydi yóbbale nuyoo ci inspecteur Thiaw ba nekk fële camp pénal inspecteur Cheikh Tidiane Ba nekk Rëbës ñoom ñëpp ñoom inspecteur Dembale ñoom inspecteurs yëpp ak ñëpp ensemble yi yëpp ñi nga xam ne daal yéen a ngi liggéey ci kër gi ñu nekk ci prison yi ñu nekk ci garde beeg yëpp ñu ngi leen di nuyu di kontaan bu baax ci invitation bi vraiment rëy na ci ñun lool waaw rëy na ci ñun lool mënoon na yàgg mënoon la compliqué waaye yooyu amu ci ñu ngi fi wit ci ak suñu doyen ki ñu mooy doyen Ka Thierno Ka moom moo jiite journaliste yi fii maa ngi koy wax léegi ne ko am nga ñaari rôle man nga laaj mën nga tontu parce que yii xew ci su penc mi lu ci bari am nga ci xalaat en tant que journaliste donc mën nga tontu mën nga laaj doyen ñu jox la kàddu gi nga nuyoog say spectateurs ndax yow li ëpp ay invité ngay doon di lundi au vendredi nga defee nga nuyoo pare ñu dugg ci thème bi nag. voilà asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi nuyu suñu mbokku téléspectateur Africa 7 yëpp. rawatina ñi nga xam dañuy faral di bàyyee xel bu baax keppaaru Africa 7. di wax ne it kontaan nañu. bokk ak inspecteur tey waxtaan bi. jërëjëf doyen Thierno Ka. ñu ngi fi ak Mouhamed Mbengue. sant bi neexul dara. mu ne sa sant neexul ñu ngi fekk suñu imam mu nekk fii ci kër gi mooy di fi yëngu mooy Mouhamed Mbengue ñu ngi lay nuyu di la bàyyeeg ñiy seetaan Africa 7 yëpp ci réew mi ak ci bitim réew nga nuyu ak ñoom ñu ñëw ci waxtaan bi. a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. bismillaahi rahmaani rahiim. alhamdulillahi rabbil aalamiin wa salaatu wa salaamu alaa ashrafil mursaliin sayyidinaa wa mawlaanaa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. gannaaw ba ñu sant yàlla bu subhaanahu wa taala ñu leen di wax salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu leen nuyu bu baax di leen ziara di leen ñaanal yàlla jàpp suñu doon xéewal di nuyu bu baax a baax inspecteur Sow di ko wax moom tamit mes respect macha allah di nuyu doyen soxna Fatima moom ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu téléspectateurs yi di nuyu itam ñi nga xam ne ñoo ngi jàpp ci liggéey bi macha allah tabarakallahu mbokk yi seetaan keppaaru Africa 7 di lundi au vendredi comme niñ ko faral di fàttalee tey thème bi ñuy waxtaanee mooy prison ak li ci xew dundul bee li ñuy wax l'insertion sociale yépp li ci diine am cëram li ci droit li nga xam ne moo ci cëru droit li ci cëru kenn ku nekk ci ñun loolu tax ñu tànn thème bi di ko waxtaanee loolu nag mënoo dugg ci kër jàmbur di waxtaanee njabootu jàmbur te jàmbur faslante ay loxoom di la seetaan moo tax ñu am inspecteur Idriss Sow inspecteur fi may commencé ak yow prison moom boo ko tuddee rek xel yëpp ñu ci bari dañuy xaw a ñoom dañuy xaw a tiit jàpp nañ ni prison moom waaye loolu ñun ñuy liggéey ci lislaam daa koy faral di wax ñun loolu dañ ci war a def combat bu mag ndax nag ak ñun li ñu ak yonent amul benn grade bu ko gën a kawe ci kaw suuf loolu imam dana ci ñëw ab yonent yàlla Yuusuf ci prison la defee formation
am na ay bindkat yu mag ci lislaam ak ay nitu yàlla yoo xam ne ci prison lañ defee formation kon lu tax ñuy war a jàpp ne Sénégal moom suñ ne diw jaar na prison rek même bu doon liggéey dafay ñàkk liggéeyam bu amoon benn gëdd ci bëtu nit ñi dafay xaw wàññeeku loolu xëy na da ngeen ci mën a indi ay leeral waaye xëy na ci biir waxtaan bi dinañ ko mais liñ lay njëkk a laaj tomb bi njëkk mooy boo ñu ñaata prison moo am Sénégal boo ñu ko tënkalee ba pare du yomb waaye danañ xam nombre de détenus comme ñii dañuy ñëw ñii di dem détenus yëpp bu ñu leen boolee Sénégal prison yi fi nekk yëpp à peu près ñaata la parce que du neex a xayma ndax comme ñii dañuy génn ñii di dugg si mais xayma bi ñu xam loolu ñaata la après ñu dugg ci biir waxtaan bi inspecteur. ok jërëjëf Oustaz laajte bi am na solo trop ndaxte bëri na ay njuumte yu am ci suñuy xaritu journaliste yu bëri di wax ci prison yi di wax ci catégorie prison yi te niñ leen di tuddee mu doon ay njuumte ci nga xamante ni formé nañ ko ci mbirum prison moo tax laaj bi nga laajte ni mu am solo trop pour leeral ko sénégalais donc prison buñ ko waxee mooy kër gi nga xamante ni bi ñi caabi féete gannaaw fa lañ leen denc ñun léegi suñu jargon sax waxatuñu prison dañuy wax établissement pénitentiaire ndaxte loolu waxtaan bu yàgg la bu droit de l'homme yi indi woon ne woon prison dafa nekk concept bu réducteur concept bi nga xamante ni dafay jàmmee boo déggee prison comme sa njëlbeenu wax bu ko nit dëggee rek dana jaaxle tiit mu waa droit de l'homme ne ñu nañu évoluer ci concept bi maanaam nañu changer tur bi ndaxte bu njëkk ba prison dañ doon tëj nit ñi rek tijji leen bàyyi leen ñu dem bu seen àpp jotee ñu bàyyi leen ñu dem wante léegi prison boo xoolee société la donc bu ñu leen tëjee ci biir du tee diirub dund bu ñu fay ne danañ leen former danañ leen defal lu ne moo tax léegi ci biir prison da nga ci gis ay atelier da nga ci gis lu ne loolu mooy établissement pénitentiaire donc mënatuñ ko tuddee prison kese dafay yaatu léegi ay mbir li mu lamboo donc prison yi fii Sénégal bari nañ Sénégal boo ko xoolee am nañ 37 prisons donc 37 établissements pénitentiaires waaye bu ci nekk am na mission bi muy joué du ku nekk rek la ñuy dugal fu ne donc prison yi ñetti catégorie la ci Sénégal am na li ñuy tuddee maison d'arrêt boo ko déggee mooy prison bi nga xamante ni bi ñi nga xamante ni atteeguñ leen ñoom rek lañ fay denc mooy ñu ñuy tuddee les détenus en attente de jugement wala ci tubaab bu gën a xóot les détenus provisoires ak ñi nga xamante ni bi jot nañ leen daan wante daan bi weesuwut benn weer mooy lu ñu tuddee peine condamnation de simple police donc maison d'arrêt boobu bi ma lay wax mooy ñi ñu atteegul wala ñi nga xamante ni daan lañ leen te weesuwul benn weer ñoo fay nekk te maison d'arrêt boobu ci Sénégal ñaar la ci biir 37 yi mooy maison d'arrêt bu Rëbës nga xamante ni góor ñi rek lañ fay denc ak maison d'arrêt pour femmes mooy prison bu Texel camp pénal bu Liberté nga xamante ni jigéen ñi kese lañ fay denc donc loolooy maison d'arrêt maison de correction mooy prison bi nga xamante ni ñi daan ñu ngi ci diggante benn weer jëm benn at maanaam duñ ko weesu te ci biir 37 prisons yi benn rek moo ciy wuyoo tur boobu mooy prison bu nekk Sébikotane léegi yenn yi des yëpp ay maison d'arrêt et de correction lañ maanaam dañu lamboo ñaar yi ma jot a wax léegi maanaam ay maison d'arrêt lañ comme Rebeuss mais itam ay maison de correction lañ comme Sébikotane moo tax ñu naan MAC maison d'arrêt et de correction yooyu nag 32 lañ ci 37 yi 32 lañ waaw ci biir 32 yooyu am na bi nga xamante ni jigéen ñi kese lay denc mooy prison bu nekk Rufisque ci biir 32 yi mu am bi nga xamante ni ay xale rek lay denc mooy Mac Hann Forbé bi ngeen di dégg mooy prison des mineurs ak bi nga xamante ni bi ñi feebar kese lay denc mooy pavillon spécial donc ci biir 32 yi léegi mu des beneen catégorie prison bi des mooy camp pénal te camp pénal ci biir 37 yëpp ñaar kese la mooy bu Liberté 6 ak benn bu nekk Koutal pour ñi nga xamante ni ñaar lañ voilà ñaar la ci am na benn bu nekk camp pénal fii bu ñëpp xam ak benn bu nekk Koutal booy génn Kaolack di jël yoonu Ziguinchor boobu mooy camp pénal de Koutal camp pénal yi nag lan mooy seen liggéey mooy ñi daan diggante benn at jëm ba perpétuité maanaam ñi daan ba seen diirub dund nga xamante ni du ñu génn
ba keroog yàlla moom leen ñoo loolu mooy rôle camp pénal donc boo ko xoolee prison kon dafa mel ni rek nga ne nit joxoñ nit da nga gis nit bu ñuul da nga gis nit bu weex da nga gis ñu tubaab ñi tuddee les jaunes mooy borom ñi dëkk Asie donc prison noonu la lamboo jërëjëf oustaz. jërëjëf kàddu gi am na solo point yi am na solo dina kii doyen mu ngi doon noté xam naa dina ci man bëggoon naa bala ñuy dem ci point boobu juste par rapport ak ni ñu séddalee prison yi ci Sénégal wax nga ko sànq que ne xale yi dañ leen ber jigéen ñu ber leen am foo xamante fa la góor yi ne mais en fait gis nañ ne ci ñi nga xamante ne ñooy faral di def naka sudul noonu bañ leen fay yóbbu dafa am catégorisation est-ce que foofu tamit am na différence ci prison yi. waaw catégorisation boo ko déggee am na ci prison yëpp pour ñi déggul français di ñu suivre catégorisation mooy xaajaatle bi ñuy def ci biir ñi ñuy denc prison ndaxte comme ni ma ko waxee sama njëlbeenu kàddu mooy prison société la donc société ñun lu ñu làmboo ni ñuy dëkkee mooy góor ñi ci góor ñi jigéen ñi ci jigéen ñi xale yi ci xale yi et cetera donc duñu leen jaxase prison tamit même représentation sociale lay def donte dafa ndaw moo tax képp ku nekk prison bu fekkee yow majeur nga majeur ci ñun ci code pénal mooy ki nga xamante ne am nga 18 ans yu mat sëkk mooy 18 ans révolu jëm kaw kooku mënoo dëkk ak xale yi dañ lay ber jigéen ñi tamit dañ leen di ber xale yi maanaam ñi képp nga xamante ne yaa ngi ci diggante 13 ans jëm 18 ans yu matul prison xale yi lañ lay yóbbu parce que boo amul 13 ans yu mat ak njombe boo mënti def Sénégal doo dugg prison suñu code pénal moo ne doo dugg prison am na feneen fu ñu lay denc nag mais du doon prison donc xale yi mooy ñi am 13 ans ba 18 ans yu matul donc catégorisation boobu la ñuy def ci biir prison donc góor ñi dañ leen di séparer jigéen ñi ñu séparer leen xale yi ñu séparer leen wante ci biir catégorisation boobu am na beneen séparation bi ñuy def mooy ñi ci màggee trop ñi màggee am âge yu xaw a avancé dañ leen di ber tamit ak ñi nga xamante ni bi ay jigéen yu wérul lañu wala ñu jot a am doom te xale bi weesul 3 ans ñooñu tam dañ leen di xaw a ber donc tant que prison bi permettre na catégorisation boobu danañ ko def ci biir prison yi donc. oustaz man am naa ko lu ma koy laaj tuuti balaa muy dem ñun bu ñu demee camp pénal dañ fa mosoon a dem di yóbbu ba ay ndogu mais lu ñu gis ci biir prison bi comme problème d'âge bi nga gis ñun dañ kaa gis ci biir am na ñu nga xamante ne ay yaay lañu mais am na ñu nga xamante ne ay jeunes filles lañu ay 20 ans 21 ans mais ñoo ngi nekk ak ñi nga xamante ne mun na leen a jur ci biir prison bi te mu bëri fa lool nag. waaw loolu boo ko gisee boo leen seetloo fan yi waxtaan yi yëpp ba ci presse bi ba ci ñun ñii sax defoon nañ benn atelier ci mois de décembre bi passé bu demoon ci bu amoon thème ci surpopulation carcérale mooy kaso yi fees donc loolu yaakaar naa sénégalais yëpp yëg nañ ko kaso yi dañoo fees pour reprendre benn terme maanaam benn kàddu bu suñu directeur tàmm di wax mooy prison dafa mel ni hôtel mooy hôtel bi nga xamante ni ñun sañu ñoo wax ni fees na xam nga tey boo bëggoon dem dëkk ji hôtel wala nekk fa ay quelques fan boo ñëwee dem ci réception bi bu fekkee fees na danañ leen ne soxna si de fees na doo dem xool ci benn hôtel wante ñun amuñu sañ-sañ boobu ci wàllu prison. kon kay bul wax prison comme hôtel. parce que hôtel boo demee foofu da nga fay bànneexu. am na ay clim am na ay télé mais fii dañuy jàpp di ñuux rek. di ñëw lu ñëw rek ñu dugal. moo tax ci waxin la dañ la naan mooy hôtel bi nga xamante ni bi képp ku fa sañu ñoo delloo kenn. tey képp ku ñu indil ay nit danañ jël donte fees na. léegi nag pour répondre ci sa kàddu mooy effectivement dana am parfois ay xale. duñ ko nëb dana am parfois ay xale yi nga xam ne mën nañu bokk ak ay champs mais danañ ko éviter ndaxte prison bu feesee foog ñu jël te loi lim ñu wax mooy ñi caabi féete gannaaw ci détention bi rek lañ leen mën a denc maanaam prison dafa am ay pàcc dafa am lu ñu tuddee cour administrative mooy fu bureau yi nekk ak détention yi maanaam mooy fu néeg yi nekk te ñu war leen fa denc donc loi daf ñu ne bu magistrat bi signé mandat de dépôt ci détention ba rek la ñu mën a nekk donc donte am na ay néeg ci bureau yu libre mënuñu leen fa dugal donc loolu lu muy indi mooy mënuñu leen bàyyi ci biti ci ëtt bi mënuñu leen fa bàyyi mooy cour bi bu ñu leen fa bàyyee mën nañoo rëcc te boobaa danañ ñu duut baaraam mënuñu leen bàyyi ci couloir yi lu nekk mën na xew donc néeg yi
parfois bu fekkee am na ci yenn yu xaw a xat teewu danañ leen fa dugal ndaxte loolu la ñu loi sant voilà ok leer na foofu leer na xëy na sax dina ci mottali yow it da nga ci mottali li ñuy laaj mais imam Mouhamed Mbengue li mu wax léegi rek mën naa commencer foofu laaj bi prison kër la goo xam ne xale mën na fa nekk mag mën na fa nekk màgget sax mën na fa nekk léegi yar bi yow naka nga jàpp ne est-ce que yow gis nga sax ne ci wàllu islaam ndax su fekkee àq rek la ñuy wax ci lislaam wax na ne àq nit ni ñu koy joxe àqam wax ci kulli si xaqan xaqahu loolu alquran la alquran nee na ku ci nekk jox ko àqam mooy lim moom ki toll ci cëru doom dañ ko war a yar kooku war na am mag bu ko jegee pour yar ko ki toll ci papa war na am ñu mu féete ndaw ñoo xam ne danañ ko jox cëru papa est-ce que loolu bu ñu leen xaajale woon comme niñ bëggee ni réew mi bëggee wala léeg-léeg droit de l'homme yi bëggee ko mooy xale yi ca xale ya mag ña ca mag ña màggee ni ci màggee est-ce que xale bi tamit mënul éduquer wu ci mag mi ci côté boobu ci côté l'islam yow wala nga ci gis awalan man bu may wax dafa naan comme mi nga xamante noonu la inspecteur waxee l'islam am na fu mu d'accord ak prison am na fu mu d'accord ak prison waaw donc loolu xaw ma ndax ñoom ñu ngi ciy tenir compte waaw wala déet waaw parce que am na koo xamante ne nii d'après ni mu expliqué am na koo xamante ne correctionnel lañ koy yóbbu dañ koy dem pour corriger ko pour pendant 1 wala 2 mois yooyu mën na am mais ni nga xam ne noonu la l'islam gën a jàngale surtout ñoom ñu siy bàyyi xel dafay am solo loolu mooy tax mooy lan ñu mën a jox kee ku nekk xàqam mooy lan masalan ça dépend ci nit ki faute bi muy def ki nga xamante ne dafa rey nit ki rey nit chariyan bu fekkente ne moo tey rey ko islam waxul nañ ko tëj dañ koy la wax muy benn ñaareel bu fekkee dafa juum dañ koy tëj pour corriger ko parce que masalan da nga dóor sa da nga doon tabax teg mi brique mu daanu am si ko mu daal bu dee boobu l'islam waxul nañ ko tëj dañ ko corriger la wax nga dawal oto rey nit comme genre boobu yooyu itam daf ciy duggaale beneen bi mooy ki nga xamante ne masalan dafa njaaloo bañ xam ne dafa njaaloo l'islam dafa wax ne bu ko gën tëj dañ ko caw ki yàq deru góor dañ ko caw donc yooyu tant que bàyyeeguñ si xel rek yu bëri mën nañ ko réere léegi nañu ñëw si kenn ku nekk ñu war ko jox ak xam ci biir mooy d'abord oustaz balaa ngay pare ci point dugg ci deuxième point boobu mooy li ci ëpp est-ce que amul médiation bu war a am commencé ci imam bi ci koñ bi chef de quartier bi ba ci police bi balaa muy dem ci prison ba parce que li ci ëpp rek déféré dafa yomb Sénégal lu tuuti rek événement bu ndaw convocation am xëtër ñii dem fële ñu ñëw ci yoon rek dugal ci prison bi après déféré loolu est-ce que du problème yi nga xam ne tamit balaa ñuy yegg ci prison bi duñ ko dox ci koñ bi chef de quartier bu ñu ko indilee plainte mu ne waaye yow de diw sàngam mii nangam man gis am na ko ma nettali koo xam ne mu ne chef de quartier la xëy na mu ngi may dégg mu ne ma man oustaz bi ñuy gës thème bi laa dem waxtaan ceeg moom mu ne ma bëri na koo xam ne daf ma indil fi plainte mais am na ko taxu si ci koñ bi nee na di jàppanteeg beneen famille ba plainte am ci ba ma ko indilee bi ma ci biir yi may waxtaan ak moom ci la mbokk judd fi ba ma leen woowee ñoom ñaar ñëpp dañoo fàtte problème bi doxal mbokk gi est-ce que façon boobu yéen imam yi ak borom xam-xam yi ak société bi yëpp rawat na chef de quartier amu leen ci rôle bu mag ba pare balaa ngay dugg ci prison bi séddale ko comme ni nga ko bëgg a séddale kay am na parce que innaa ja'alnaakum shu'uuban wa qabaa'ila lita'aarafu d'abord loolu foog mu am mooy bu fekkee dem ñu ñëw bokk fu ñuy dundee waaw connaissance dafa war a am suñu biir d'abord bu dee suñu secteur yi fii par exemple dafa am lu ñu tuddee frais Yoff nga xam ne bu fekkente ne man maa am problème ak nit bu ma yëkkee plainte war ko yóbbu du ma tëb rek yóbbu ko fu mu jëm damay dem ci ki nga xamante ne par exemple moom mooy chef de quartier bi waxtaan ci ak moom mu jël loolu yóbbu ko ñi nga xamante ne ñoom ñooy frais yi ñoom ñu daje seen biir ak lu problème bu mën ci toll ñu waxtaan jéem ko régler dans l'amiable bu fekkente ne nag loolu essayé nañ ko ba sonn demul ñu door a jël nag yóbbu faneen fi nga xamante ne ñoo ëpp doole mbir mi parce que léeg-léeg problème mën na am nga indi ko fii di ko jéem a régler fekk ñi ñu mënuñu ko régler bu boobaa da ngay delluwaat ca waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu waxee ne xëj na maanaam fi mu naan man raa minkum munkar ku gis yéen loo xam ne yàqu-yàqu la mu joxe ñetti dimension fal yuxayyiruhu bi yadihi am na foo xam ne mën na dox rek wax wala mu toog
lijjanti li mu lijjanti fii mu toog lépp sotti mais am na koo xamante ne mënul loolu am na koo xamante ne mënul loolu kenn ku nekk ak degré bu mu ko mënee bi nga xamante ne moom ngay mooy engagement acté ci loolu wala fi ngay doxale wala sa pouvoir fi mu toll fa la yam d'abord bu fekkente ne problème dafa am ci société bi laata ñuy génn di dem fenn imam war na yëg li xew lan la parce que ñoom dañ leen war a boole ci association yi si mbir yi ñoom itam dañ ci war a dem pour xam lan moom moo xew mais jaaduwul imam ñu woo ko wala ñëwal seede nangam fekk yëgul lan moo xew donc dans un premier temps pour mu jouer rôle ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne kullukum raa'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi imam bi am na responsabilité ci quartier bi lépp lu fiy xew bala muy génn mu taxaw ci bu ko deful rek bàyyi na lañ ko dénkoon donc loolu kon yow li nga gis ba tey communication des na ci diggante imam yeeg chef de quartier yeeg yu mel ak waa penc mi ci am na fu muy am de am na fu muy am mais am na fu mu manqué nag am na fu mu manqué waaw ndax am na ñoo xam ne dëkk nañ ci koñ at wala ñaari at xamuñ chef de quartier fan mooy këram loolu li ci ëpp imam bi xëy na xamuñ sax fan mooy këram ci jàkk ji wala jumaa ji rek la ñuy gisante loolu musiba la waaw nga si joxe benn anecdote dafa am benn waay boo xam ne masalan dafa jógee fii dem fu mel ni Tamba dëkk fi ba mu demee yow nga jógee fii dem di ko seeti xamuloo fa mu dëkk mais lenn rek nga mënoon def mooy nga ne laajte fan la imam bi dëkk ba ñu wax la ba nga ne man de damay laajte Thierno Ka imam ne la ndax gan la fi nga ne waaw mu ne effectivement am na ku fi ñëw di julli si fan yi donc imam bi loolu rôle am la mais aussi ki nga xamante ne moom mooy chef de quartier wala délégué de quartier war na xam ñi fi dëkk ñëpp ku fi ñëw war na xam ku fi génn war na xam loolu dama bëgg créer benn commission boo xam ne dañ koy tuddee commission des sages laa ko mën a tuddee nga xam ne ñii kan ŋànk loolu parce que léegi moom nañ créé def ko genre comité de gestion ñu mën di xam kan moo dugg kan moo génn ki dugg kan la gan la war a dëkk la loolu lépp ñu mën ko lijjanti ba kenn ku nekk ñu xam nan la ñuy doxalante par rapport ak moom loolu boobaa dafay delluwaat si li temps en refuge jërëjëf maa ngi ciy ñëwaat communication bi ci prison yi dana ci dem wala du ci dem mais loolu maa ngi ñëwaat bu ma defee tour table inspecteur yéen seen kii bi nu mu tëddee seen kër gi ni muy tëddee nu mu tuddati information yi dafay des de du ngeen communiquer ak nit ñi lu ci ëpp parce que lu ci ëpp kaso yi nit ñi xamuñ ci dara ñi ci xam dara boobu bëriwul waaw ñi ci xam dara bëriwul loolu communiquer bref rek boobu jàll bi ci des mooy deuxième laaj bi boobu bref rek laa ci bëgg bi ci des mooy nombre prison yi wax nga ko nombre détenus yi xëy na dina kii mais nombre ñi leen di garder nag pénitencier yi ñi tuddee ay pénitencier nga xam ne bokkul ak inspecteur Sow mi nga xam ne mu ngi biroom kële ka mu ngi biroom waaye ñoom ñoo nekk ci terrain bi 24 heures sur 24 ñoo gars yi ñoo nekk. ok jërëjëf oustaz. waaw donc les bu njëkk bi waaw communication bi. waaw communication boo xoolee en réalité ñu ngi communiquer. waaye sénégalais yi. ñu ci ëpp ni ñu bëggee administration di ko communiquer. waxuma sa administration pénitentiaire. waaye administration yëpp rek. waa administration d'une manière générale. noonu. du noonu la ñu mënul nekk. mënul nekk waaw. mënul yow détail bu nekk nga génn naan da ngay def sorti mënul nekk te communication lu tax ma wax ni ñu ngi communiquer. fan yii itam ci benn atelier defoon nañ benn sensibilisation des acteurs qui animent les médias. ñu woolu leen ci ndigalu directeur administration pénitentiaire fii ci camp pénal ñu woo groupe yëpp ñëpp ñëwoon nañu wuyu si. ñu xamal leen ni administration pénitentiaire ubbi na ay portam ba joxante nañ ci ay carte de visite ba ñun suñu service communication am ñu mu weccanteeg ay carte ba pare tey gii nii boo xoolee da nga ñëw saisir administration pénitentiaire administration pénitentiaire yebal ma ñëw ñu ci bëri nag dañuy soxla information du ñu ñëw jël si ko dëgg la sandi seen benn entre guillemets benn xam mu ko mën a tuddee benn tract ci presse bi bëgg ñun ñu ñëw di ci tontu mënul nekk parce que communication du ay werante tamit du ay werante wala ay xëccoo kàddu day am li ko jar ñu génn def communication ensuite chaque année ministère de la justice dafay produire rapport administration pénitentiaire tam chaque semestre at bu nekk am na ñaari këyit yu muy génnee muy ay journal semestriel bu ñu tuddee le Mirador bi nga xamante dañuy communiquer ci bépp fan te c'est à la portée de tous les acteurs leneen li mooy yaa ngi wax léegi ñaata détenus la ñu am détenus au Sénégal ñu ngi tourner autour de 11 500 et quelques détenus 11 500 maanaam ñi caabi féete gannaaw maanaam ñi daan ak ñi daanagul ñoom ñëpp moment bi may wax ak yow nii am na plus de 11
n'est-ce pas 500 détenus yu nekk ci 37 prisons yi. d'accord waaw léegi personnel bi waaw personnel bi boo xoolee donc dañ la naan tout grade confondu ñu ngi ci presque 1600 yi tege 1600 yi tege léegi ñi nga xamante ne ñoo leen di encadrer ñoom ñëpp ñu ngi tourner autour de 1300 et quelques mooy ñuy tuddee les surveillants de prison wala ñuy tuddee les gardiens de prison léegi xam naa peut-être da nga bëgg a ñëw ci wax ji pour wax ni peut-être néew nag wala. waaw ñëpp damay dégg mbokk journaliste yi di ko wax ne ñu ne néew na de parce que droit international bi yaakaar naa moom daf ne li joxoon na xayma détenu bu nekk nangama ko war a wala chambre bu nekk nangama fay nekk. waaw loolu nag bu ñu jëlee exemple rek Rebeuss wala camp pénal par exemple ndax doo mën a généraliser yëpp ndax day. waaw ratio bi fii duma ko mën a génne. ndaxte ay statistiques la. waaw. wante boo xoolee ci plan international dañu naan dañu bëgg benn détenu benn agent surveiller ñaari détenu 1 pour 2 ñun actuellement Sénégal suñu ratio mu ngi nekk ci 1 pour 5 détenus ñun loolu la ñu fixé wu comme ratio ñun loolu la ñu fixé wu pour am na waaw non yeegul gars yi léeg-léeg dañuy sànni ala xeer tamit dañuy sànni xeer rek actuellement ñu ngi dem nañ bàyyi 1 pour 7 wante ci point boobu dama bëgg leeral benn pàcc rek mooy état bi def na ci jéego yu am solo boo xoolee ci ñetti at yi ñu génn administration pénitentiaire am na 900 éléments yu bees topp nañ fi ñetti at yi nga xamante ne chaque année état du Sénégal jox ñu 300 éléments boo ko boolee muy 900 ba fi may wax ak yow ni beneen 300 mi ngi école fii ak décembre ñoom ñëpp danañu génn donc pour wonee ni fii ak mois de décembre dina am 1000 yi yokku ci suñu effectif donc pour wonee ni ratio bu ñu joxe woon 1 pour 5 léegi ñu atteindre ko ndaxte 1 pour 5 presque mooy ñu jege 2000 détenus te fi may wax ak yow nii ñu ngi ci safurla 2000 agents pénitentiaires tout grade confondu te fi may wax ak yow nii dem nañ ba ay 1600 et quelques donc ci pàcc boobu état def na ci imam mën nga ko séddoog doyen ak kii yëpp ak Fatima li ma bëgg a laaj mooy prison ki ñu tëj prisonnier bi Sénégal dañ ko bàyyee ak état bi rek bàyyee ko direction administration pénitentiaire li ci ëpp askan wi gis naa ne des nañ def effort yi war soo gisee ma laaj communication xaw na des man avant lu jiitu 2014 dama yaakaaroon affaire bi gënoon na compliqué ci man mais biir 2014 ma bokk ci kuréel boo xam ne benn association boo xam ne ñun dañoo bokk ci suñu yitte ñu ne comme ñun dañuy toog di waxtaan ak nit ki ca rajo ba ca télé ba ca internet ba ca conférence ba ca gàmmo ga ca cant ci place diine yi am na koo xam ne du ci joti ñun nag nañ dem fekki ko prison loolu depuis ba ren ji am nañ autorisation depuis 2014 at bu jot ñu am autorisation bu ñuy may ñu dem defi waxtaanu diine ci biir prison yi mais da ngay gis ne ñoom dañ ko soxla ndax imaam yi xam naa moo ci njëkk a tontu imaam yi seen waaraate yi ca télé ba la yem de ca rajo ba est-ce que ca conférence ba ca gàmmo ga mais ki nga xam ne tamit yàlla daf ko nattu muy njabootu ñëpp nag njabootu penc mi yëpp Sénégal fii néew na ku say mbokk nga compte ci 5 yoo xam ne nekkuñ prison wala jaaruñ fa woon néew na sëriñ boo xam ne da nga compte 5 ci say taalibe yoo xam ne jaaruñ prison wala yu mel noonu kon li dal ci kenn ci ñëpp la dal li yonent yàlla Muhammad waxoon su penc mi yëpp dañoo war na mel ni benn yaram ni mel bu bopp bi méttee cër yëpp yëg ko mais loolu ñun dañuy jàpp ne imam foofu yow laa fi interview man bëggoon naa sax balay imam di ñëw parce que li may wax li ma ciy tontu imam da koy mën a yóbbaale waale ci li muy wax ci mbiram diine mooy que sànq yaa ngi naan en fait nit ñi bu ñuy seetlu c'est comme si dañu bàyyee askanu prison bi état bi mais man en fait le contraire laa gis que ne état bi ñoo aakimoo prison yi ak prisonniers yi parce que da ngay gis ñoo xamante ne dañuy wut permis xam nga prison nekkul la da ngay jóg comme kër gee goo xam da ngay ñëw rek dugg ne damay ñëw seet si diw il faut dafa am fooy jaar pour nga yegg fa te ni ngay def ba yegg fa
ñu ci bëri ci askan bi xamuñu ko. da ngay gis koo xam ne day ay at. mi ngi am mbokkam bu fa tëdd mu bëgg ko gis mais xamul sax fan lay jaar ba àgg fa. donc loolu day ñëw ci li inspecteur wax sànq ci wàllu communication ak information bi war a génn ci ñoom dem ci askan bi. parce que askan bi comprendre duñu à ce niveau. beneen bi aussi mooy que ne prison timit en fait j'allais pas dire que dañ ko diaboliser mais en tout cas ñu ngi koy wax de telle sorte que am na ñoo xam ne sax seen fit da leen dul may ñu ne dañuy dem na ñu ngi dem seeti ji ay prison parce que tellement que nit ñi niñ koy waxee te loolu tamit man jàpp naa ne état bi daf ci am part de responsabilité parce que bu doon waxtaan ak nit ñi xamal leen ne comme ni ñu koy waxee mag maison d'arrêt et de correction la ku fi génnee donc ba nga fay dugg da ngay baax mais da ngay génn ak da ngay dugg ak mbon génn ak baax parce que maison d'arrêt et de correction loolu lay tekki ci wolof dugg ak bon génn ak baax mais ci bopp nit ñi c'est comme si dugg ak baax la génn ak bon parce que ku génn prison dañ lay joxañ léegi am beneen gis-gis bu ñuy am ci yow extra donc yaakaar na à ce niveau aussi ñoom ñi nga xamante ne ñoom la yàlla nattoo ñu nekk ñoo xam ne ñoo dëkk ak ñoom am na lu ñu ci war a leeral askan bi et que souvent ñuy am ñoo xam ne da ngay génn prison sax ñu def leen ay référence xam ne ñii nii daal askan bi war nañu jàpp ne mooy war nañu jàpp ne xaj na erreur moo leen fa dugal mais du loo xamante ne ak jikko bu bon la lool imam balaa inspecteur di ñëw ak soxna Seyda côté boobu waxtaan moom diina moom prison bi dañ ko soxla détenu yi dañ ko soxla bu baax li ma la ci jox comme kii rek firndi mooy biñ commencé ñun di intervenir yi li ma gis mooy am na koo xam ne bu duggee prison moom affaire bi da ko dépassé ba mënatu bokk ci dara moom daanaka bokkatul du def du dindi nit ñi naa ñoo ko yóbbaale ñi kii yu mel noonu mais am na koo xam ne moom toujours dafay jël position am daf naan su fekkee kuñ tuumaal la dafa naan man defuma nangam di jaay ak jàmbaaram moom foofu rek fi mu taxaw rek lay taxaw mais am na koo xam ne li ci ëpp dafay dem bëgg ku ko gindi ci diina surtout côté boobu ñun bu ñu duggee rëbës gi parce que autorisation bi ma la njëkk a wax bi ñu 2014 bi ñaari prison lañ defoon mooy rëbës ak camp pénal mais dañu gis ne salle de conférence bi dafay fees ba ma ne man dama ne néew na sax ma animé conférence ci biti bu mel noonu mu mel ni nit ñi dañ yittewoo diina mu mel ni nag yéen seen xutba yi moom ci minbar bi rek la yam waaye wax dëgg yàlla du tee nag am na ay association yu bari yu mel ni inspecteur soo xam na ci dara sàkku yiw ak nangam ñoom danañuy dem di jiite détenu yi di jéem waxtaan ak ñoom mais bariwu ci de te yéen côté boobu da ngeen ci war a taxaw waaw xam nga d'abord man bu may wax ci loolu sànq inspecteur am na lu mu wax bu am solo wax ne boo dugg ci biir prison yi am na atelier dañu formé kii si wàllu électricité kii wàllu menuiserie si wàllu nangam kii si wàllu nangam mais dégg goo ñu ne ñu ngi formé kii ci wàllu diine ñu ngi formé kenn ci wàllu diine waaw mais yéen war a dem laaj ko tamit imam waaw ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk foofu seen rôle comme ni ñuy formé ñële ci wàll wii est-ce que jaaruwul woon ñoom itam ñu fexe ba loolu ñi ne ci prison yi am que ñu xaar ci biti micro muy benn waaw muy benn waaw aja bi ci des mooy xam nga bu fekkente ne ki ne ci prison dafay toog di xaar ki nga xam ne moom mooy nitu diine pour mu ñëw wax ko ci wàllu diine kii jóge fële di ñëw dafay ñëw ak bénévolat waaw volontairement kay lañ ko war a def waaw te boo ko xoolee ni mu war a jaadoo dëkk boo xamante ni budget am na fa bénévolat war fa c'est-à-dire mooy ñoom volonté bi ñu def pour am lu tax état waaw mais imam yow da ngay jële xutba ci jàkka yi loolu kenn du la ko fay mais message bi ma pare rek man dinaa ñëw waaw da sari dama non dama nangul foofu ndax man ñaari wàllu laa koy seetale wàllu état waaw li mu ci waroon def te defu ko waaw d'abord ma door a ñëw si wàllu imam bi waaw état boo fekkoon ne def na yooyu laa wax ne yu bëri mën na ñàkk côté boobu yu benn léegi nag ñëw si imam yi ñoom seen rôle mooy ñu jottale waaw doyen am na lu mu wax léegi waaw bu fekkente ne yow prison amuloo fa accès wala ba pour nga am permis pour dugg fa fu nekk di nga fa jaar mais mën na am nag kii mën na am de dafa jafe te am na ñoo xamante ne ñemewuñu xam nga non pas dama man sax ko waxuma yombe dama ma jóg yomb mais dem jëli xutba si jàkk ji waaw yombewul noonu ma jóg dem prison
voilà mais imaam yow boo tegee say charte yu leer ay conditions yu leer tegal leen ko ne dama bëgg prison sangam Sénégal may dem di fa jaamu yàlla di fa jotaale message su diina dañ la koy may. d'accord def naa ko sama morom def na ko. duur nag mais xam nga jàkk ak prison dafa bokkul. xam nga jàkk. mbedd boo gis di nga gis jàkk. te dañ kaa ëpp pour ñëpp mais li nga xamante ne mooy maison d'arrêt yi pour nga dugg fa ñoom ñi fay taxaw sax boo gisee seen kanam yi sax da ngay commencé di lox Fatima li mu wax duma ko nangu xam nga lu tax Fatima duma ko nangu dama lay dagg de Fatima tey inspecteur at mu jot ñi def MAF association boobu ma wax la at mu def ñi def MAF benn conférence boo xam ne dañ koy mayee maanaam ñëpp dañuy ñëw détenu yi ñëw à côté invité yëpp ñëw ñu jël téléphone yi kii yëpp installé wu ñu conférence mais at bu jot bu ma ko invité day daw sama yaram day daw man yaa yorati ci prison moom ni ngi te fu ne lay def conférence fu ne lay waxtaanee diine lu tax mu yemale ko ci koñ baak école ba monsieur Kane li nga wax moo am yow tey balaa may dugg ci prison papier bu nekk dinañ ma ko laaj dinañ laaj minimum ñaari papier wala benn papier mais bu dee da ngay jiite ci jàkk ji da ngay préparer sa xutba ñëw xutba amul benn problème mais foofu boo duggee sax fayal sa téléphone tegal fii sa saak si nangam te ba pare nag ñu boole ci kanam yi nga xamante ne doo leen sañ a xool sax man bu doon sama sago ñu dawal li nga xamante ne mooy yërmande parce que yàlla subhanahu wa taala dafa bëgg yërmande Muhammad subhanahu wa taala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bëgg li nga xamante ne mooy yarhamakum man fi sama comme nañuy dawal yërmande pour nit ñi ñeme leen di seet si ñi nga xamante ne ñoo nekk foofu ci biir mais yow boo rombee sax des fois da ngay ragal xool parce que seen kanam yi ni ñu koy def doo leen sañ a jege loolu mooy problème bi loolu tax nit ñi ragal li nga même foofu inspecteur balaa jël sax li ma ci yokk rek ci soxna Zeyda Fatima Zeyda damay wax rek ne prison comme oustaz li mu wax que nee na 2014 ba léegi loolu 6 ans la ci rek ce qui veut dire que avant 2014 bon oustaz daaw fa def conférence waaw bien sûr parce que xamoo woon fooy jaar ba dugg fa c'est à partir de 2014 ngay xam ba dugg fa loolu la c'est-à-dire ñu bëri dama bëgg a wax ne ku nekk sa génération rek heure bi nga commencé daaw mu génn non dama la bëgg a wax man foofu à ce niveau que ne mbir mi du yoonu tool waaw du yoonu tool waaw c'est-à-dire yombul nga dem fa def fa conférence xaj na yow am 2014 nga fa commencé. am na ñoo xam ne 2000 ba léegi ñu ngi ko fa bëgg am. mënuñu ko am waaw loolu donc à ce niveau. man damay bëgg inspecteur. xaw na xatal nañ ko daal pour yow. non en fait même bu ñu ko yombaluñ ko benn yoon. tey jii. ñi nga xamante ne am na ñu yéene taxaw bi ngeen taxaw ñoom ñu taxaw ko. mu leeralal nan lañ mën a def parce que prison mënul nekk comme ni mu ko waxee marché. nga xam ne ku mu neex nga dugg neex nga génn. il faut que ñu organiser ko mais ku fa bëgg a def lu nu mel naka lay def inspecteur expliquer la. attends xaaral tuuti imaam tey dañuy nekk ci weeru koor. mu togg ay ndogom bëgg ko yóbbu foofu mais dañ lay laaj ay këyit bu benn yoon est-ce que di nga sawar pour yóbbu dangay taxaw ci mbedd mi joxe ko moo la gënal nga dem ca prison ba nga joxe ko. loolu tax inspecteur yi yëpp day ñi te ñu yërëmaate. waaw. question yi bari na trop wante am na yu bari yi ma noté d'abord ci wàllu permis nan ki bëgg a dugg prison bëgg a seeti ñi fa nekk nan lay def donc li muy def yomb na xam nga képp ku nekk prison ñëpp xam nañ ñaar moo mën a am mooy sénégalais même bu ñu jàngul sax xam nañ mbirum prison tribunal la koy gérer ak prison ba ci boppam waaw donc bëri na ay sénégalais yi ñëw prison bëgg ne dañu bëgg a seet si diw ci service accueil bi am na ñi la mën a orienté ne la yow ki nga bëgg a seeti kan la nga ne ko diw ñu xool ci registre bi ne la juge sangam wala cabinet sangam foofu la mandat de dépôt ba jógee donc foofu nga mën a dem ñu jox la permis de communiquer ba pare orienté la ne la ban tribunal la loolu benn la donc wala da nga gis ñenn ñi nga xamante ni tribunal ba la ñuy jëm ñu wax fa kan la ñu bëgg a seet si ñu orienté leen parce que au niveau de chaque tribunal am na service accueil pour ñi nga xamante ni xam nañ tribunal muy doxe donc yomb na képp ku bëgg a dugg prison bëgg faa jaar da ngay jaar ci prison ba wala nga woote ci numéro standard administration pénitentiaire ñëpp am nañ ko wala nga jaar tribunal ñoom ñoo lay jox permis de communiquer te permis de communiquer bi ki koy joxe mooy le magistrat saisi du dossier bu fekkee ki nga xamante ni atteeguñ ko te bu ñu nee magistrat saisi du dossier mën na nekk procureur mën na nekk juge d'instruction mën na nekk président chambre d'accusation mën na nekk président du tribunal juge lañ wax bu fekkee ki ñi daan la ba pare c'est le juge de l'application des peines mooy ci ki ngeen gën a xam ci ñu koy tuddee le JAP juge de l'application kooku koy joxe te kooku tam mu ngi tribunal donc yomb na pour sénégalais yi ñuy seetaan ku bëgg a dugg prison da ngay jaar prison ba wala nga woote ci 33
869 47 80 mooy numéro standard administration pénitentiaire. ñu orienté la wala nga dem tribunal ba. léegi léegi nag ñëw ba. comme ni ko doyen waxee léegi. mooy prison du marché. loi ba parce que ñun ñëpp ci loi la ñuy doxee loi ba dafa nekk ki am droit ñëw seet si prison. mën nañu wax bëri na disposition yi ci wax mais mën nañu wax ni ñetti pàcc rek la. mooy soit da ngay nekk mbokkam maanaam un membre de la famille. wala nga nekk proche li tubaab tuddee proche mooy jege ñaaleem. beneen pàcc bi mooy foofu la ñëpp di dugg mooy partenaires yi. mooy nekkoo mbokkam nekkoo jege ñaaleem mais da nga am yërmande ci ñoom bëgg a jàppale prison. donc ci catégorie partenaire ngay dugg. wala société civile wala organisation de défense des droits de l'homme. pàcc boobu da ngay ñëw wut autorisation administration pénitentiaire. bu fekkee doo mbokk. doo jege ñaaleem kooku administration pénitentiaire rek moo la mën a jox autorisation te bu fekkee yenn kuréel yu xaw a kawe la ñun sax daf ñu xaw a dépassé foog ministre bi nga jaar fa mu jox la autorisation jox ñu ndigal nga ñëw bu fekkee yenn organisation nga mais international parce que mën na yenn visiter prison yi am loo fa jëlee am li nga bind mën na te nga bokk ci benn réew mën na andi ay jaxase moo tax bu fekkee organisation internationale nga dañ la naan jaaral ci ministre parce que ministre bi am na information yu administration pénitentiaire amul. bu fekkee nag organisme bi nga xamante ne yaa ngi Sénégal. administration ñun ñu ngi lëkkaloog police lu ñu bëgg a xam ci yow danañ ko xam. waaw bu boobaa ñun mën nañ jël suñu responsabilité jox la autorisation. wante bu dul loolu foog nga nekk mbokk ki nekk ci prison wala nga nekk jege ñaaleem. loolooy kii conditions yi. doyen itam waxaat na léegi ci wàllu. formation wala sax imam mu ne dégg na ma léegi may wax ci wàllu détenu dañ leen di former ci wàllu métier mais pourquoi pas ci domaine religion kay te loolu mën naa ci am seede oustaz a ngi nii toog moom mi nga xamante ni depuis 2014 autorisé nañ ko mu ngi ci prison yi xam na bu baax ni ci biir prison yi am na fa formation dans le domaine spirituel mooy lii ñuy wax le droit à la liberté de culte. Sénégal da ko jëmmal ci biir prison yi. prison boo gis am na jumaa ci biir. wala bu amul jumaa am na local néeg bu ñu jagleel pour ñu fay julli. muy ci musulman ba muy ci chrétien ba. muy ci ki nga xamante ne sax gëmul ñaari religion yooyu. danañ ko may benn pàcc bi nga xamante ne benn place ci prison fi nga xamante ne moom mën na fa def ay méditation. donc prison am na fa. te it da nga ci gis ay imam comme ni mu ko waxee léegi am na benn association bi ñu tuddee Sakku Yiw ak yenn association nga mën ma leen tudd bari nañ ba ci moom association dañ leen di may ay autorisation ñu dugg ci biir prison ñenn ñi chaque vendredi ñenn ñi chaque jeudi ñenn ñi chaque lundi ñu fay def seen prédication maanaam ñu fay yeete ci wàllu diine te prison yi tamit boo gis am na bibliothèque bu ci nekk ay kaamil nga fa chaque année comme ni mu ko waxee ci mbirum période weeru koor li ñuy jot ci ay kaamil ci ay don kenn xamul lu mu toll te loolu yëpp dañ koy dugal ci prison am te gisoon ngeen témoignage ci benn télévision du ma ko cité mu am ay ñi nekkoon prison wax ni ñoom prison la ñu mokkalee alquran waaw donc bëri na pour won la ni rek te émission yi bu ma fi jógee léegi da nga dégg ñenn ci ñoom parce que am nañ droit di woote da nga siy gis ñenn ci ñoom di rafetlu émission yi def kon ça di même lii ñu ngi koy suivre te mu doon émission bi nga xamante ne itam dina yee sénégalais ci wàllu diine léegi tamit sama jigéen am na li mu wax ma bëggoon ci andi benn précision mooy nee na nañu xaw a ubbi suñu kanam yi gën a am yërmande gañ am nañ yërmande ji moo tax ñu woyofal yu ci bëri boo xoolee décret 2001 bi dafa ñëw remplacer décret de 1966 buy régler prison yi décret 66 bëri woon na ay rëq-rëq yu fa am procédure yu diis mais léegi dañ koo gën a woyofal li nga wax léegi ci ndog yi pourquoi léegi togg yi bu njëkk ba doon nañ ko accepter mais léegi da ngay gis ku def demander autorisation ne dama bëgg a andi ay lekk ay ñam yu ñu togg pa dañ la naan duñ ko jël pas pour néewal la doole wala pour doyal di la déedéet parce que ñun ñu denc dañuy yore seen sécurité société bi moo leen daan dénk ñu leen quel que soit alpha bu seen àpp jotee dañ leen wala delloo sain et sauf maanaam ñu génn ak wér ak wérle doon mën ngeen seede ak man que ni àdduna si dafa yëngu foo tourné yaa ngi dégg mbirum terrorisme et cetera ñu nit dañuy jël suñu matuwaay
Sénégal amaguñu phénomène boobu ñu ngi koy ñaan yàlla bu mu fi yegg ak ci réew yi mu am sax ñu ngi fay ñaan jàmm am fa mais personne n'est à l'abri ci yenn activité terroriste moo tax ñun dañuy jël suñu matuwaay ndaxte nit mën na def dara ci ñam yi ñu togg xamuñu fi ñu ko ñaw fi ñu ko toggee ñun suñu matuwaay la xamuñu ñam bi fi ñu ko toggee buñ fa jox bu benn ñam ñëwee dugg ñu jox nit ñu lekk ñu ci bëre am ci ay jaare wala jaaree foofu sax ñàkk seen bakkan ñun la ñuy duut baaraam moo tax boo xoolee man mii bokkoon naa ci ñu defoon autorisation yi bi may nekk ci législation nee naa ñiy ñiy andi ñam bu mu doonati ñam bu ñuy togg te bi ma koy jël ci ndigalu sama kilifa bi fi newoon te actuellement mooy le directeur comment dire le gouverneur du palais colonel Daouda Diop ci jamono lañ jëloon mesure boobu dañ ne léegi togg yeeg màggal yeeg gàmmu yeeg togg yi ñuy def buñ ko defati di ñu ko andi wala ci weeru koor bu ñu yéenee détenu yi dara maanaam ñi caabi féete gannaaw nañ ko andi ay ñam yu ñu toggut. mais en fait loolu inspecteur dafa am lu ko andi woon wala. non non du amul lu ko andi woon contexte bi. boo leen seetee ci wàllu sécurité voilà boo leen seetee Sénégal ak réew yi ko wér yëpp yu ci bëre am na lu fa xew ci wàllu terrorisme. ci la ma yaakaar inspecteur loolu fi mu gën a garaaw mooy ci discours yaa xëy na bu ñu doon wax ak ñoom ak yeneen yi wala même lekk yi du ci kii waaw bàyyi rek mu ngi expliqué même lekk yi tamit waaw même lekk yi xam nga Sénégal xam nga ci wàllu sécurité man sax façon lekk yi Fatima lekk yi moom man gis naa ne moom mën nañu ko defoon beneen façon te it parce que lekk moom non xaaral ma jokk rek waaw xaaral te it dafa am li xew mooy fi may wax ak yow nii amul benn sénégalais kooku mën naa ko dañuy bañ sax waat kooku mën naa ko wax ci kaw amul benn sénégalais fu mu nekk nii bu am sénégalais lambda bu am lu ñi caabi féetee gannaaw am ci wàllu lekk bi et cetera ma joxe benn exemple ñi nga xamante ni caabi féetewu leen gannaaw te état di leen yor seen prise en charge muy ñun ñii bu ñuy nekk ci cantonnement yi bi ñuy formé wala ñu nekk ay école normale te wala étudiants yi seen bopp est-ce que xam ngeen ni état lim leen di fay par jour 1200 francs la par jour détenu yi ñi caabi féete gannaaw fi may waxe yow nii ñu ngi ci 1100 francs côté boobu tolloole nañ ci ak sénégalais mais mun naa la laaj balaa ngay passé foofu man dégg naa détenu yi ñoom bu ñu xëyee du ñu ndékki añ ba añ rek la ñu am ci prison bi kooku ñi koy wax xam naa ñu xamul prison la te itamit bëri na ci journaliste mooy parfois il faut prêcher le faux pour avoir le vrai. souvent parce que information fa laa ko jëlee. tey fi may wax ak yow nii. defal autorisation ñu abal ñu may la ko ñëwal jour bu la neex da nga fa fekk añ reer ndekki te si sous-région bu ñu bokk Sénégal bokk na ci pour bañ a juum. ci ñaar wala ci le seul pays buy assurer ñetti repas muy añ reer ndekki te ay pain beurre la wala pain chocolat ci wàllu ndekki ak café ak meew. man dégg na añ ba añ dong lañ fa am ndekki sax amuñu ko fa kooku te añ yi sax ñu naan ceeb bi sax du am diwlin dañuy jàpp noonu rek soo des fois sax jën yi du demee noonu non dañuy wax rek te it ma yokk ci leneen ci wàllu paj mi ci wàllu paj mi waaw ci wàllu paj mi man man mi wax ak yow ni fonctionnaire de l'état la bu ma demee hôpital damay fay état mën na ma jël 4/5 1/5 bi maa koy fay te même 4/5 yooyu boo xoolee man mii sax maa ko fay parce que dañ may dagg l'impôt mais ñi caabi féetee gannaaw ñoom rek ñoo am ci Sénégal ki nga xamante ni bu ñu feebaree du ñu fay dara ba mu des ay verres de correction wala ay prothèses dentaires mais lépp lu leen mën a dal ci seen yaram dañ koy prendre en charge totalement mooy lu ñu tuddee prise en charge holistique par exemple 10 personnes ñuy tëj 8 yi bu ñu génnee dañu indaale feebar lu ko waral ñu ne lekk bu bon bi moo ko waral waaw kooku xam nga man mënuma wax ci loolu parce que amul benn étude bu ko wax nit ñey wax seen xalaat rek te tamit bëri na ki nekk ci jaaxle ba génn souvent parfois tam ay seeni kàddu nañ koy xaw a mesurer man li ma mën a wax mooy li nit mën a teg baaraam xataay beeg xat na tamit xataay boo jëlee rëbës xëy nga xat na même oustaz sa bala ñoo ñëw ci loolu mooy côté médical ba bëgg naa mooy am wax ci tuuti waaye day gaaw nag parce que heure bi jeex na nee na heure bi jeex na bu ñu ñëwee dañ naan en fait seen pharmacie ba paracétamol rek moo fa am paracétamol sa biir buy metti paracétamol bopp buy metti paracétamol tànk buy metti paracétamol loolu dong moo fa nekk boobu dana am li ma ciy wax léegi je sais que ci wàllu paj mi amul li sénégalais yi
am wala li ñu caabi féete gannaaw mën a ñee ñi nekk ci biti ci domaine boobu donte am bu nekkoon prison bu nekkoon hôtel sax kenn bëggu fa dem loolu tamit dama koy seede ku xool fan yii rek directeur administration pénitentiaire ak ministre bi inauguré nañ pavillon spécial donc du ay lépp journalistes yëpp invité nañ gis nañ ko télé te mu ngi biir hôpital Dantec xamante ne bokk na ci le premier wala les 2 meilleurs hôpitaux ci Sénégal kooku mais inspecteur ñoom Rebeuss la ñuy wax ay camp pénal ay kii pavillon spécial kay bala ñu la faa yóbbu fekk nit ñi xaw na mais ci biir prison yi yaakaar amatu ca voilà foofu li ci des mooy 37 prison la maa ngi ñëw prison bu ci benn bu dee fu nekk benn boîte kii paracétamol lañ ko yóbbu kooku damay reprendre sama benn terme benn collègue inspecteur te ñu ngi ciy waxtaan ak benn groupe de presse bi nga xamante ni lim ñi yekk ci loolu dafa bari nee nañ leen ñëw leen demander autorisation ñu accorder leen ko ñun administration pénitentiaire ñu jox leen bépp service pharmaceutique bi ñuy liggéeyal muy ay hôpitaux parce que ñu xam nga commandé wu ñu benn hôpital commandé wu ñu benn pharmacie ñu jox leen liste pharmacie ak hôpitaux yi ñu liggéeyal yépp yéen journalistes yi ngeen def seen reportage laajte lan la administration pénitentiaire di fa jëlee ci médicament di ko enlever di ko fajee nit ñi muy ay millions yu dul jeex. donc parce que gisoo ni ñu bëree yow sànq ñaata personne nga wax ñoo nekk ci prison yi. waaw xam nga loolu même bu nekkoon ku nekk rek benn. waaw paracétamol mais ratio bi li mu am ñoom kenn benn Sénégalais amu ko bépp prison boo gis 37 prison am na infirmerie te infirmerie dafa bokk ci système de santé publique. ñu ngi ko catégoriser comme case de santé. nga xam ne médecin chef district dafay ñëw di ko évaluer. wax ma ban gox ci Sénégal. moo am parce que ñun suñu yenn prison yi weesul mooy yi nekk ci biir réew mi yu ci bëre seen plafond maanaam li ñu mën a jël ci nit weesul téeméeri nit 100 wax ma ban gox ci Sénégal ngay gis fu 100 personnes nekk rek état du Sénégal defar leen case de santé chaque jour nga gis yenn télé yi nga xamante ne ay population yi wax naan dañu bëgg poste de santé sax mais Sénégal pour wane ni suñu réew mi gouvernement bi prendre na ko en compte mooy prison bu nekk ni mu néew am na case de santé. mais inspecteur est-ce que. te bépp feebar bu leen dal bu ëppee doole. infirmier bi fa nekk parce que infirmier la rek bu gradam bu gën a koy infirmier la. am na fu muy yem da koy yóbbu ci médecin. parce que administration pénitentiaire fi may waxee am na ñetti médecin yi nga xamante ne bokkuñu ci benn hôpital ci ñun lañ nekk. te ñu ay médecins spécialisés ak ay généralistes ñetti médecins. ci 11000 personnes. dem leen ci ministère de la santé ngeen xool rapport un médecin ak population donc te ñooñu sax seen bopp bu affaire bi bu leen ëppee doole dañuy référé wu ci pavillon spécial nga xamante ni fa la professeurs yi ñiy jàngal médecin yi fa lañ nekk donc kon nga war a xam ni bu baax a baax dama bëgg rek voilà détenu yi prendre nañ leen en compte sànq comme li muy wax naan mën nañu joxe liste wu pharmacie yi ngi amal ay rapport ak affaire yooyu noonu man je vois que lu gënoon mën a li ngeen gënoon mën a teg ci loxoy askan bi pour que ñu comprendre ce qui se passe à l'intérieur des prisons mooy que ngeen ubbil ñu seen pharmacie bi infirmerie bi comme ça ngeen wax presse bi ñëw leen xool suñu infirmier bi mi ngi ni comme ça on saura très bien que ne xaj na ñenn ñuy wax ne ay comprimé donc nga fa nekk paracétamol dinañ fa fekk la ne mooy li ma waxoon léegi loolu bañuñu ko mais ci problème paracétamol ak comprimé il faut mu am li nga xamante ne sénégalais xamuñu ku dund ci prison doo ko xam réponse bu gàtt ndax dañuy tëj ndax waaw mooy prison ñi fa nekk ñu ci ëpp du ñëpp nag ñu ci ëpp dañuy déclarer parce que chaque jour dañuy prendre la liste wax ñan ñoo ci yëg dara lu metti ci ñoom nañu signalé wu dafay am liste ñu génnee leen par ordre parce que prison lépp ordre la mais daf ciy am ñi nga xamante ni bi génn la ñu bëgg mooy li ngeen xamul mooy te mënuñu leen ko bañal seen droit la ku la ne man dama wopp dama feebar ñun duñu ay médecin dañu formé ci ay sécurité major bi fa nekk rek wala médecin moo ñu mën a xamal ni dafa feebar wala feebar on est obligé bàyyi ko mu génn ñëw ba ci major bi ñenn ci ñoom bouffée d'oxygène la parce que dañuy bëgg a génn fu ñu nekk dem gisi leneen boo ñëwee nga ne da nga feebar médecin bi mooy vérifier bu fekkee feebaroo te kut ko kut bëgg nga ñu jox la dara dañ lay jox li lay calmer parce que moom bi amul dara lu mu kii ci nit ñi di wax te loolu demeewul noonu donc na ngeen xam ni prison dafa bëri ay
prison dafa bëre ay explication yi ngeen mënut a suivre parce que ñi fa dund ñoo ko mën a xam. d'accord léegi waaw man laa yarxamu laa yurxamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du waxantu wa maa yantiqu anil hawa in huwa illaa wahyun yuuhaa mu ne lan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee ne képp ki nga xamante ne doo yërëm doomu aadama yàlla subhanahu wa taala du la yërëm kon na ngeen dawal li nga xamante ne mooy yërmande te may jox ñi nga xamante ne ñoo fa nekk ci prison yi ma jox leen benn rek muy nañuy sàlloo laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimin parce que ki nga xamante ne mooy suñu yenante yàlla Yunus loolu la doon def ba yàlla génne ko ci biiru li nga xamante ne mooy balañ nañ koy wax à chaque fois parce que nit ki dañ koy war a juger sax ñu fàtte ko fa pendant des années ñu xool dossier benn jour ñu ne kii warul tëdd na génn fekk c'est trop tard kon saa su nekk rek la ñuy wax laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimin loolu ci wàllu bagage oustazam loolu day yombal dossier yi da koy gaawal loolu am na solo oustaz li ma bëggoon ñu tëjee ko te mooy ci mën a nekk saafara si est-ce que tamit jamono jii ci àdduna bi yëpp est-ce que jàpp nit rek tëj ko 6 ans 10 ans jëm kaw loolu rek kii la loolu solution la est-ce que yaakaar naa américain ñoo ko def am na benn système bu ñuy def privatiser prison yi nga xam ne tey ku amoon sa xaalis mën nga ñëw tabax sa prison def sa usine yu mel noonu su ko defee koo xam ne penam yàgg na nga man di daw dépense foofu ci kii bi ci biir biñ la pini ndax loolu dana moo gën rek toog noonu rek heure bi nag dafa mel ni jeex na de waaw ci lu gàtt rek waaw ci lu gàtt d'abord ci wàllu privatisation danaa ci mujj waaw mooy li ngay wax est-ce que amul ñi ñuy daan ay 6 mois extra na amuñu beneen alternative 6 ans boog dama juum ne 6 mois xam naa 6 ans maanaam jëm kaw waaw tëdd juróom benni at wala fukki at ci noonu rek waaw yooyu yëpp boo xoolee alternative am na ci moo tax Sénégal ci 2000 modifié na code pénal ak code de procédure pénale ndaxte bu njëkk ba boo defee dara daan prison rek a amoon bu dul loolu ñu daan la amende yooyu rek a fi newoon mais léegi andil nañu libération condition yeneen koy dégg indi nañu lu ñuy tuddee les mesures alternatives à l'incarcération ou bien mesures d'aménagement des peines maintenant ci wàllu privatisation fan yi yëpp ñu ngi koy dégg nit ñi di ko wax des prisons man miy wax ak yow nii état yi nga xamante ne def nañ privatisation prison ci États-Unis lu mel ni état Colorado def naa ko 4 yoon xam nañ li fa nekk privatisation prison yi seen bopp ñu ngi ciy dellu gannaaw ndax du woon solution parce que population yi fa nekk dem nañ ba ñoom ñuy marche di naan prison yi léegi dafa mujj dem ba nekk hôtel parce que privatisation y a la recherche de profit ku ci nekk da ngay bëgg a wax ni sa prison moo gën a rafet moo gën a sell ñuy dem di dem ba prison yi commencé jege ay hôtel moo tax ñoom États-Unis sax ñu ngi dellu jeex na tàkk doo ci 30 secondes voilà xam naa sant la gërëm la oustaz rek vraiment yaakaar naa ne ñu bëri si ñu doon seetaan am na loo xam dinañ ko jëlee ci waxtaan bi mu indi njariñte ci réew mi ndax nag loolu lañ ci jóg wallaay waaw jërëjëf Mouhamed solution bi ci côté boobu loo gis ak wàllu l'islam bi daal yow noo gën a gis waaye daal côté boobu maa ngi leen ci interpellé daal seen fréquentation ci diine ji daal côté boobu des na de yassiru wala tu'assiru rek lim la wax leer na waaye yow loolu gis nga loolu ndax yonent yàlla Yuusuf daf doon formé ci prison bi waaw moom la maanaam li mu réussir lépp formation si biir prison la jël donc comme ni ngeen di ute ñu nekk foofu da ngeen fexe ba jël ay nitu diine ñu taxaw foofu li ci des mooy xutba waajal la ñu ngi ñëw incha allah xutba émission bi muy def xutba la tudd ci télé bi yassiru wala tu'assiru na ngeen yombal ngeen bàyyi affaire yu dëgër yooyu daal na ngeen ko bàyyi man daal loolu laa leen waaye moom daal inspecteur maa la koy tontul moom daal saa yu ma ko invité ci conférence ba day daw non man waar ku nekk prison samay rab bi day daw mbokk yéen ñi doon seetaan ci Africa 7 Keppaaru Africa 7 tey thème bii lañ indi woon waxtaanee ko ak inspecteur Idrissa Sow ñu ngi koy sant bu baax di sant ay kilifaam ba ci ministre bi directeur administration pénitentiaire colonel Bokandé ak personnel bi yëpp inspecteur kontaan nañ bu baax doyen kontaan nañ bu baax waxtaan bi am na njëriñ tabaarkalla gàtt gi rek mooy heure mooy cat li oustaz Mouhamed Mbengue donc xutba yi na dem ci prison yi waaw xutba bi ngay def ci télé bi na dem ci prison yi soxna Fatima yow it ilaa an subhanaka Fatima baaxee na loolu laa ilaaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimin yonent yàlla Yunus
moo ko waxoon ba mu nekkee ci biir géej ga ci xat-xat la woon borom bi ne ko boo waxee loolu rek tabaarakallaahu la cay xew-xew ca loolu ñëpp xam nañ ko yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp léegi nag lii rek lañ doon participer ci penc mi ñu ngi leen sant di leen gërëm yéen ñi doon seetaan ci réew mi ak ci bitim réew yëpp lu ci nekk ci njub yàlla nañu ko yàlla boole lu ci nekk ci njum te yàlla nañu ko yàlla jéggal in uridu illa l-islaaha mastata'tu yàlla nañu yàlla baaxal te baaxee ñu wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu